Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa da leen jàmmuñ xibaar ñu dooree ko ak kaddu yi nga xam ne moo duppee ti jëwriñ bu ñu denk wàllum kaaraange njaboot ji di Ndeye Saly Diop Dieng tey di yëkkati na ay kaddu jëmale ko nee na Sénégal def na ay jéego yu am solo ci wàllum kaaraange jigéen ñi rawatina ndaw yi nga xamante ne ay jigéen lañ ci ñu nekk ci école yi ginnaaw bu muy amal discours tey ji foofee ca musée des civilisations noires élection présidentielle la ñuy wax atum 2024 boo moytuwul nag nguur gi dina ami ndam ndax candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo falu ci opposition bi ngir jël nguur gi ñoom ñëpp nag dañ nekk ci contrôle judiciaire Sénégal yi nag jox nañ ci seeni xalaat ñaari at a ngi si nuñ doon féetee 4 avril nag Sénégal yi namm nañ ko lool tax na sax ñu yëg ci yàbbi di ñaax nguur gi mu fexe waat rek ñu tàmbali waat défilé bi comme nañ ko namoo di def fii ci Sénégal xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom la ñu jeexale yi la jotaay xibaar mbokk yi léegi-léegi ma dikk ñu faram fàccee. dal leen jàmm mbokk yi ci xibaar yi comme nañ ngi leen ko junjee woon nag Sénégal daal di amal jéego yu am solo ci wàllum kaaraange ak yelleefu jigéen ñi ki ko xamle di ko dëggal di jëwriñ bu ñu denk wàllum protection de la femme et de l'enfance di Ndeye Saly Diop Dieng moo ko daal di xamle tey ca ba muy amal discours am foofee ca musée des civilisations noires buñ ci jógee nag tey lu mu gën a samp moo ne day fexe rek ba jëlee fi jigéen ñi nga xamante ne dañ leen di tooñ waaye ba pare du ñu xam ki nga xam ne moo leen def li ni mel Ndeye Saly Diop Dieng ñu teewle ko ci micro Ousmane Niang. Le développement du capital humain est considéré comme une composante. Madame la ministre tey jii nag lu ñu fi indi tey mooy waxtaan lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram mu nekk loo xamante ni Sénégal caaxaane ko ndaxte xam nañ ne bokk na ci capital humain boo xamante ni bokk na sax ci plan émergent ci loolu Sénégal nag am na jéego yu rafet yi nga xamante ni def na ko ci wàllu wi dem na aussi ba ci nag li nga xamante ni wàllu wér-gu-yaram diggante ndey ak doom waaye tamit ñi nga xamante ni dañ leen di agressé di leen xoqatal xale yi jigéen ñi rawatina jigéen ñi nga xamante ni sax dañuy sëy leneen tamit li nga xamante ni Sénégal am na si jéego muy nag wàllum xale yi nga xamante ñoo nekk si lycée yi te yenn saa yi ñuy wanu lor ci anam yi nga xamante ni neexu leen loolee tamit yaakaar naa ni am na loi bi nga xamante ni def nañ ko ci muy loi 2020 bi ngir nag muy tere lépp li nga xamante ni tey jigéen teg nañ ko muy wàllum viol ak yu ni mel te tamit bu ñu wanee lor tamit suñu noppee dinañ mën a ñëw continuer seen njàng. mi ngoog mu nekk kàddu yu du beet ci jëwriñ bu ñu denk wàllum kaaraange njaboot yi ak jigéen ñu àddu wax ci leneen ci wàllum politique boo moytu nag nguur gi dina amee ndam ci wàllum élection 2024 yi ndax opposant yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw ngir xeex ak moom ñoom ñëpp nag dañoo nekk ci contrôle judiciaire nag askan wi la ñu gis rek ku mel ni Khalifa Sall Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz sa naka noonu askan wi nag la ñu gis mooy nguur gi wala sax ñi di yor wàllum yoon nañu fexe rek def seeni liggéey laata élection présidentielle yi di daal di jot ñu teewlu seen i kàddu ci micro trottoir bi nga xam ne Barthélémy ko li moo ko def. bon jamono bu mu toll nii ça dépend de justice bi xam nga justice dafa nekk loo xam ne moom dafa nekk pour askan bi te askan bi ñoom Barthélémy Dias Ousmane Sonko et Karim ci askan bi la ñu bokk mooy ce problème Ousmane Sonko c'est la même chose. problème jamono Macky Sall ak Abdoulaye Wade su jamono boobu Macky Sall dafa doon lutter pour l'intérêt de la population sénégalaise Abdoulaye Wade gis ko autrement dañuy créé ko ci problème ñu génne ko ci parti bi population sénégalaise jàppale ko c'est la même chose Ousmane Sonko. nit ki su fekkee da ngay yóbbu dossier bi ci yoon war nga ko wax ne lii nga def moo tax ma def la mais est-ce que dossier yi am na preuve ne lii la ñuy def mu ñu téye leen mais su fekkee dañ leen téye nii rek pour du ñu mën a nekk pan candidat pour daane Macky Sall yàllaa ko fi. Assemblée nationale du ñu fay impôt ñu ne ça c'est une chose claire pour l'État waru ko wax problème boobu moo ko dugal mais ñu dàq ko moom itam mu raam daa mu toll fu mu toll nii Sénégalais ñu jàppale ko pour affaire
ñu àddu wax ba tey ci wàllum poste premier ministre bi nga xamante ne nag askan wi ñu ngi koy xaar boobe ba tey nag ci président Macky Sall boobu ba tey nag mënut yeewi askan wi ñenn ñi la ñu gis rek nee na président Macky Sall nag dafa politiser li nga xam ne mooy poste premier ministre reportage de Souleymane Soxna. benn secret politique bi nga xamante ni Sénégal yi ñu ngi wéyal di poser ay questions yu bëri si lu jëm si retard bi ñu nemmeeku si palum poste bu premier ministre bi nga xamante ni président de la république moo ko annoncé woon ginnaaw bu ñu paree élection municipale yi départementale yi si ñaar fukki fan ak ñett si weeru janvier bi ñu weesu waaye nag remaniement boobu la ñu ngi ko waroon a jëmale si lu jëm si wàllum poste premier ministre bi nga xamante ni askan wi nee nañu daanaka président da ko bëgg a politiser. sans dugg ci détail man dama jàpp ne calcul yi muy doon calculer par rapport ak loolu moo paregul. si loolu nag askan wi ñoo ngi ñaax président de la république mu bàyyi waxu politique te jublu si li nga xamante ni moo liggéey te arrêté politique bu fekkee ne tamit day bëgg a fal poste premier ministre bi na jublu si liggéey. Le peuple sénégalais pour un changement. Bon, pour avoir ce changement là on a choisi la personne qui est là quoi. On n'a pas choisi la bonne personne. Avec sa politique de la nation, pour la nation, je vois que bon, jusqu'à présent, rien ne s'est fait, rien ne s'est créé. Pas d'emploi pour les jeunes, rien du tout. Concernant le dossier du Premier ministre, c'est purement politique. On n'a pas de personne. Je là, c'est purement politique. Le président de la République veut faire ce qu'il veut. retard bu ñu nemmeeku si falum poste bi di premier ministre bi nga xamante ni askan wi saa su conseil des ministres amee ñu ngi yaakaar ne dina am waaye nag ñoom askan woowee ñu ngi wax ne président de la république dafa bëgg a politiser poste boobu nga xamante ni moo jëm si wàllum premier ministre bi nga xamante ni amulu leen benn njëriñ di ñaax président de la république mu jublu daal si wàllum liggéey. jërëjëf Souleymane Soxna ñu wax ci wàllum Amnesty International Sénégal ak la Ligue des Sénégalais des droits humains ñoom nag am nañ daw ci kaw nguur gi ginnaaw rek buñ doon xeex CEDEAO daal di am di wax dëgg ci arrêté bi nga xam ne moom la Ousmane Ngom daan doon def ba mu fi nekkee jëwriñ bu ñu denk wàllum kaaraange réew mi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko daan xoox ñi di waa CEDEAO daan na jox dëgg xam ne rek arrêté boobee daf doon tere askan wi ñu def seen i activité waaye tamit da doon tere askan wi kenn koo xam ne bëgg ngaa def sa manifestation wala circulation ni nga ko bëggee mënoo ko am tax na sax ñu daal di ñaax nguurum Sénégal nag ñu fexe indi leen rapport d'exécution boo xamante ne diiru ñetti weer lañ leen a may ngir ñu jox leen ko ñii di Amnesty ñi nga xamante ne nag ak la Ligue des Sénégalais des droits humains moom ñi nga xam ne ñoo ko amal nee nañ nag bañ ci kontaane dañuy fexe amalaat ab conférence de presse ngir indiwaat ay leeral ci wàllum mbir moomee. Amnesty la ñuy desandi ba tey nag amal nañu ab ndaje foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ginnaaw bu ñu amal journée d'ouverture porte ouverte ngir rek fexe waxtaane ci nu ñuy defee manifestation boo xamante ne nii ji étudiants yi bu ñu amee lu leen metti dinañ ko mën a def sans ñu am ay jafe-jafe ginnaaw bi nga xamante ne yàgg nañ seetlu ne ngir am manifestation foofee te UCAD nag day bari ay yàqu-yàqu loole nag moo leen taxoon a jóg ñu teewlu kàddu ki nga xam ne mooy Mouhamadou Diagne mooy chargé de programme Amnesty International foofu sa université Cheikh Anta Diop. justice liberté manifestation moo du saay boo amee ay manifestation ci campus yi ci biir université yi du Dakar kese waaye ci université yi yëpp nekk Sénégal dañu constaté ni dafay am ay scène violence léeg-léeg day indi ay nit ñu faatu wala bokk ñi gaañu moo waral kuréel gi di saytu ak yelleef ñu jël seen motuwaay ngir li ñu mel nag di bañ a am ci biir université yi moo tax ñu organiser débat yooyu di ci woo ay experts droit yi seen xam-xam màcc ci loolu ngir ñu expliquer étudiants yi ci wàllu liberté manifestation. nag dañ yëkkati ñeenti projet de loi yoo xamante ne moom la ñu nar a teg ci kanamu député yi ngir ñu daal di ko voté juróomi fan ci weeru avril lañ koy amal. daan na bokk ci ñaari loi yoo xamante ne rek dañ ciy tënk lu bari ngir ay leeral ñu teewlu kàddu yi ak Adama Faye. Assemblée nationale bu Sénégal liggéey bu rëy moo koy xaar 5 avril bi ñeenti loi nag lañ fa nar a waxtaanee bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Le Soleil nee na nag jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon Malick Sall mooy défendre loi bu njëkk bi yi des collègue bi di Samba Sy loi yoonu fa nar a soppi nag bokk na ci loi numéro 2017-09 bu 17 janvier 2017 bi fi wutu woon loi numéro 2008-35 bu 8 août 2008 Samba Sy dina càmbar loi bi di wax
ci ak yelleef liggéeyukat yi ak jigéen wérul yi waaye tamit dina sampal député yi laaj ngir fexe indi ay coppite ci loi bi wax boo diku wante bi am bërëbu liggéeyukaay. jërëjëf Adama Faye 4 avril ñaari at a ngi nag comme niñ ko namoon di doon def fii ci Sénégal rek duñ ko amal tax na nag askan wi di ñaax nguur gi rek mu fexe waate dellu ci waate festivité yi nga xamante ne moom la Sénégalais yi daan seetaan bokk na ci dansu majorité waaye tamit aada ak cosaan bi nga xamante ne moom lañ yàggoon di amal foofu ñu teewlu kàddu askan wi ci reportage Elisabethine. Sénégal yi nag feetuñu seen indépendance ci ñaari at yi ñu weesu nii ndax feebar bu ñu woowee Covid-19 looloo tax ñu bëri ci askan bi name nañ feetu indépendance bi feetu indépendance nag daa nekk lu am solo ndax day fàttali génération bu nekk Sénégal pays bu libre la. fête de l'indépendance moom lu am solo la ndax day tax l'ancienne génération di xam toujours que ni kat réew mi ñu ngi moom seen bopp. La nouvelle génération aussi tamit dañuy xam ne aussi ñu ngi ci réew moo xam si li réew mu indépendant la kon loolu benn déclic lay def ci la nouvelle génération kon mu nekk lu am solo c'est vrai que 2 ans ngi nii fête wuñ ko à cause de la Covid mu manqué woon ñu bare nag manqué réew mi yëpp kon bu ñëwaatee bon dañ ciy kontaan dañ ciy bëgg et puis li nga xam si bi ni mooy la fibre patriotique aussi da koy gën a yeewaat ñëpp xam ni kat réew moom ñëpp war a taxaw pour liggéey pour aussi aar ko quoi. situation sanitaire bu ñu dund nii maanaam feebaru Covid-19 bu fa nekk waruloon yàqal ñu feete indépendance bi. man de premier ci man loolu daf ma métti wax dëgg fa ne en tant que sénégalais nga toog bisu indépendance yàlla suñu borom may la ko kon mën naa ne si at mu jot da nga ko war a feete mais loolu suñu jamonoy maam ba léegi. amul kenn ku mës a falu ci nguur gi bañ ko def ku dul Macky Sall ñun moom wax dëgg wax na yàlla Macky na fi jógee rek loolu mooy problème bi. pour gën fàttaliku indépendance bi président bi Macky Sall ren dafa digle ni ñu feete am indépendance bi sous emprise d'armes maanaam militaire yëpp ak armée yi kese feete ko sans civil yi. jërëjëf Elisabeth Tine li askan wi wax yaakaar naa ñëpp ñoo ko soxla nag fàttaliwaat bu ñuy gis rek li nga xam ne mooy troupe Doudou Ndiaye Coumba Rose waaye tamit ñi di majorette yi nga xamante ne ñooy jóge ca lycée Kennedy ñu àddu wax ci leneen ab numéro bu yees moo duppee ci kay alternance bi nga xamante ne ñu ngi ko doon lancé démb ca fondation Konarad ak Atnaaw fale ca Ndakaaru thème bi tey nag mi ngi porté woon ndaw yi ak coppite yu yàgg yi rawatina nag coppite bi am ci changement climatique bi ngi ay leer ñu teewlu kàddu Mamadou Ndiaye bu ñu denk wàllum directeur général bu CESTI. moo tax tey am nañ mbégte bu rëy pour teew fi pour wan askan wi numéro bi nga xamante ne étudiants yi nekk CESTI di liggéey ci mbirum presse écrite defar nañ ko ci encadrement seen jàngalekat yi nekk nii sama ginnaaw monsieur Sidi Diop ak monsieur Mamadou Amad donc liggéey bi maanaam bu ñu koy def dañuy waxtaan ak waa fondation Konrad Adenauer ñun CESTI ñoo leen di proposer sujet bi nga xamante ne ci lañ bëgg a liggéey ñu après ñoom musuñu ci teggi dara donc après nag bu ñu jëlee sujet bi ba pare thématique bi dañ koy jébbal enseignants yi ñoom ñu toog ak étudiants yi ku nekk xool ci thématique bi yan sujet de reportage yan sujet d'enquête yan interview moom nga mën a def pour bu ñu paree dajale ko tëgg ko moom mooy doon cahier bi nga xamante ne dañ koy présenter. am na solo lool parce que téere bi fépp foo dem daanaka ci Sénégal bureau boo dugg da nga ko fay gis te loolu bokk na ci liy yokk turu CESTI bokk na ci liy wane xarañteef liggéey bi ñuy def bokk na aussi liy wane ni suñu étudiants yi tàggat nañ leen ni mu waree te ñu ngi continuer di sigil école bi. Maître Sidiki Kaba di jëwriñ bu ñu denk wàllum forces armées fii ci Sénégal daal na fekkee démb ubbiteem bâtiment bu yees bu ñu doon tabax foofee ca hôpital principal bu Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom mi ngi xam ne rek ne lépp li nga xam ne mooy matériel moo fa nekk dina jàppale nit ñi ci seen wàllum wér-gu-yaram ci ay kàddoom mi ngi xam ne rek lu toll ci juróom-benn fukk lii nag maanaam lal ñoo fa am te loolee dina gën a jàppale médecin waaye tamit gën a jàppale ñi nga xam ne dañoo feebar nekk ci hôpital boobe naka noonu sax mi ngi xam ne hôpital googee dina tax nag sénégalais muñ ci faju waaye tamit ñi dëkk ci sous-région bi mën nañ fa ñëw rek ngir faju
ñu àddu wax ci xibaaru bitim réew dañ koy dooree fale ca Niger foofee lu toll si juróom-ñetti fukki camion nag ñoom lañ daal di teg loxo maanaam rek demuñu dikku ne ca frontière bu ko séparé ak Bénin ca Togo nag dawalkat yu oto yi ak taxi mer ba futu la ñuy def ginnaaw ba ñu yokkee njëgum essence bi ca Serbie nag foofee benn explosion moo fa am ci benn mine ba juróom-ñetti doomu aadama ñàkk fa seen bakkan ñu teewlu leeral ci élément bi. xibaaru bitim réew dañ koy dooree fale ca Niger lu toll si juróom-ñetti fukki camion nag moom la ñu bloqué foofee ca douane Gaya digganteem frontière moom ak Bénin poids lourds yooyu nag di jógee Bénin di wutali foofee ca Mali daanaka matériel ñu yëpp nag ak jamono juñ fa nekkee daanaka ci jafe-jafe la ñu dinu ñaari weer a ngi noonu nag ñu coincé foofu société bi nga xamante ne nag moo daal di commandé matériel yooyu di China Petroleum moom nag dafa deful li nga xamante ne loolu moo ko war naka noonu dafa jël bagage yi daal ko jox benn sous-traitant boo xamante ne droit yi mu war a fay ngir bagage yooyu jàll defu ko ñooñee nooy xam ne transport yooyu dañ leen a bloqué ñu gisee formalité mu ngi jël ay fan yoo xamante ne ñoom nag amuñu sax te lu leen war nag mooy fay junne lañ leen di réclamer mu fay ko ak ñaar fukki junne yoo xamante ne moo soxal déplacement bi diggante chantier bi nga xamante ne distance bi mu ngi toll si 70 kilomètres foofee ca Gaya ñi nga xam ne ñoo yor transporteur yooyu nag ñi ngi ñaawlu bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañ jànkoonte jamono ji rawoon nit yi rawatina jamono ji nga xamante ne juróom benn voyage lañ waroon a am depuis ñaari weer yi nag ña nga bloqué foofu ca frontière ba lu ñu lekk sax dañuy mujj waxtaane ak commerçant yi ngir ñu mar leen ñu mën a dundee wax ca Cotonou foofee nag jamono ji nag ñi nga xam ne ñooy dawalkatu moto taxi ak ñii di taxi mer ba futu la ñuy def ginnaaw ba ñu yokkee njëgu essence bi ba 19% ngir nguur gi nag moo jël dogal boobe ngir mën a tolloog ak hausse bi nga xamante ne moom la mondial bi daal di amal ginnaaw crise bi am foofee ca Ukraine conducteur yooyu maanaam dawalkat yooyu nag démb amal nañu ab ndaje ngir ñaawlu bu baax a baax seeraay boobu waaye nag gis ñu benn pexe lu jóge ci nguur gi la ñu bëgg nag mooy ñu fexe rek wàññi leen ndax jamono ji ñoom ñi nga xamante ni ñoo dawal taxi yi képp koo xam ne laaj nañ ko 3000 lañ daan fayeeku jamono ji nag clients yi ku ci bëgg mu ngi fayeeku juróom ñetti téeméer te loolee du leen arrangé bu ñu fayeekoo prix yooyu nag dañuy ñàkk xaalis bu baax a baax tax na nag ñuy ñaax nguur gi ñu fexe indiwaat mbir mi ci normal ñu jeexalee xibaar yi fële ca seet bi foofee benn explosion moo ama ci mine boo xamante ne dañ fay lakk ay charbon juróom-ñetti doomu aadama nag ñàkk na si seen bakkan tey ci àjjuma ji la mbir mi am foofee ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci télé public bi di RTS bi joxe xibaar bi nee na entreprise bi accident bi foofu la amee ca benn industrie minière foofee ca pays Balkan explosion bi mi ngi am ca booru ñeenti waxtu ci suba moo tax nag juróom-ñetti doomu aadama ñàkk si seeni bakkan. xibaaru tàggat yaram dañ koy dooree ak tirage au sort bu soxal 22e édition bu coupe du monde ci kanam tuuti bu 16h jotee lañ koy amal ñi di équipe nationale bu Sénégal nag xam nañ ndàmpaay bi nga xamante ne moom lañ leen jagleel ginnaaw bi nga xamante ne qualifié ci coupe du monde lu toll si fukki milliards ci suñu koppar ñu teewlu leerali ak Momad Seck. ji si ajuma lañ nag xam tirage au sort coupe du monde Qatar 2020 ni mu tëddee Sénégal xam ngeen nag moom mu ngi ci ak yeneen réew yi nga xamante ni dañuy jógee Afrique Sénégal nag moom ci groupe A bi la nekk bokk ko ak pays organisateur bi di Qatar waaye tamit dina laale ak Pays-Bas ak Équateur tirage bi kon bi ñu ko defee jàpp nañu nag ñaar fukk ak juróom-ñeenti réew yi nga xamante ni qualifié nañ ba noppi ñoom ñëpp xam nañ ku nekk ku muy tasel mu war a des nag yeneen ñetti réew yi nga xamante ni dafa des ci barrage intercontinentaux yi ci yeneen réew yi nga xamante ni mooy réew africain yi nag ginnaaw Sénégal Cameroun moom mu ngi ci poule bi nga xamante ni moom mooy poule H réew mii di Ghana mu ngi ci poule D waaye tamit Tunisie nekk ci poule F tirage bi nag nii la tëddee kon ci poule bi nga xamante mooy poule B Angleterre moo fa nekk Iran États-Unis Ukraine waaye tamit ki war a génn ci diggante Écosse ak Pays de Galles ci groupe C bi Argentine Arabie Saoudite Mexique Pologne groupe D bi France Pérou ak ki war a génn ci diggante Australie Émirats Arabes Unis ak Danemark groupe E bi Espagne moo fa nekk Costa Rica wala Nouvelle-Zélande Allemagne ak Japon groupe F bi Belgique Canada Maroc ak Croatie groupe G bi Brésil di laale ak Serbie Suisse waaye tamit ak Cameroun ci groupe H bi nag Portugal moo fa nekk ak Uruguay ak Ghana ak Corée du Sud ñu gis foofu ne kon am na match remake bi fa war a am diggante Ghana ak Uruguay ginnaaw bi ñuy tasee ci atum 2010 Sénégal nag atum 2022 neex na trop ndaxte ginnaaw bi mu jëlee Coupe d'Afrique bi Sénégal dafa mujj qualifié ci coupe du monde bi waa FIFA teg seen loxo nag lu tollook juróom-ñaari milliards ci suñuy koppar ginnaaw koppar gi nga xamante ni am nañ ko ci coupe d'Afrique bi kon Sénégal bu ñu boolonte lépp li nga xamante ni gagné nañ ko dafay tollook fukki milliards ci suñuy koppar tirage au sort coupe du monde ñi nga xamante ni dégguñu mooy muuma yi amal nañ ko àllarba Sénégal nag moom mu ngi ci poule D bi dina fa nag laale ak Ouzbékistan Grèce ak Mexique ñu teewlu Abdoul Aziz Dieng moom mooy entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal ginnaaw bi mu jëlee coupe d'Afrique bi waaye tamit bi mu dégloo ne tirage bi génn na
démb lañ doon def tirage donc 4 poules de 5 équipes yi nga xamante ni ñoom ñoo war a jongante donc Jeux olympiques yi voilà donc aussi mu nekk ay équipes yoo xamante ni bon peut-être comme ni ma ko waxee tout à l'heure rek c'est-à-dire vraiment c'est des équipes yoo xamante ni xamuñu leen voilà donc di souhaiter daal vraiment que tous ces équipes là que ça soit le Mexique la Pologne ak Uzbékistan ak la Grèce vraiment donc ñu nekk suñu portée waaw de toute façon ñun on s'est très bien préparé voilà donc te xam naa ni incha allah danañ joxe lépp lu ñu am parce que équipe bi maanaam pour mu gën a mën a am taxawaay daal foofu voilà donc incha allah donc dañ ko def donc ça fait presque un bon bout de temps ñu ngi liggéey presque 2 mois donc ñu ngi liggéey vraiment avec les nouveaux kii yi nga xamante ni donc ñoom lañ jël pour ñu gën a renforcer équipe bi macha allah ensuite vraiment ñu ngi def ay matchs amicaux vraiment donc ak ay équipe yu mag vraiment te di ci am ay résultats yu baax vraiment pour mieux nous préparer. ci fàttali ñaar fukki réew ñoom ñooy jongante ci li nga xamante ne mooy coupe du monde boobee ñu war ko amal sa diwaanu Brésil fanweeri fan si weeru avril jàpp fukki fan ak juróom si weeru mai atum 2022 kon nag Sénégal moom ma nga ca di fa teewal tamit Afrique ginnaaw bi mu nekkee champion en titre. mi ngoog mu nekk élément bu mujj ci xibaar yi mbokk yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beek déglu bi ci kanam tuuti di ngeen am xibaar ci kàllaama ak nasaraan ñu ànd ceeg Momar Seck ñu yendoog jàmm.